tënku xabaar yi amatina solo na muy amee solo saa su ne dellu di la nuyu di la bëggee di la ziar na nga def. naka maa ngi lay ziar bu baax a baax. jërëjëfati naka suba si. di la ziar rek. di ma ziar rek. waaw tey de moom Mandela gis Mandela. waaw tey Mandela. waaw noonu la tamit. waaw day bañ nga jiitu ma. waaw bés bu ne ak la cay xew. xam nga da ngaa demoon mars démb. waaw tey nga nekk Afrique du Sud. waaw jaaxal nga ma trop. c'est terrible. loolu lépp moo tax ma ne bés bu ne ak la cay xew. ak la ca war a xew. wallaahi. maa ngi lay ziar bu baax maa ngi lay ziar bu baax Nicolas. dama bëggoon laata ñu tàmbali. oustaz ma yóbbu la Matam. déet waay waaw parce que Matam dafa mel ni. am na ministre de l'environnement benn doxantu bu mu fa def ngir xool loolu ñuy woowee daay mooy lan oustaz. daay mooy. feu de brousse n'est-ce pas yi am rek voilà feu de brousse nag lu ne mën na koo jur. mën na koo jur voilà et lu ne mën na koo créer aussi maanaam ci ni ñu ko mën a waxee donc ñu dem foofee ca Matam xool disposition yi nga xam ne ñu ngi ko jël ngir feu de brousse yi ñu gën ko mën a wàññi. ci yenn gox yeeg goxaat yi te loolu xam naa ne am nga ci xam-xam lu bëree bëri ñu ñëwaat léegi kon Abdourahmane foofee ca Matam bismillah. daay gi nekk na lu bëri lu ñuy nemmeeku fii ci diwaanu Matam muy indi ay loraange lu bëri askan wi nga xam ne ñooy yeewoo fii ci diwaan gilee bu ñu sukkandikoo si jëwriñ bi nga xam ne moom la ñu dénk wàllu alam bi di Abdou Karim Sall niki daaw daay gi lakk na lu bëri. daaw gis nañ ne amoon nañu 39 daay ci réew mi yoo xam ne 7491 hectares lakk na fii ci région de Matam 17 daay la ñu gis ce qui correspond à 5522 hectares lu bëri la parce que bu ñu yàlla mayee ñu am taw bu mel ni taw ren bi ñu am tapis herbacé bu mel ni tapis bi ñu am ren il va falloir que ñu góorgóorlu pour ñu mun ko protéger. am na solo kon ma yebale ko foofu ndax Abdourahmane la muy wax kenn dégg ko loolee dégg nga ko oustaz. donc waaw la xam ca Matam kay dégg naa ko ndax élément bi jàlloon na ci sama journal bi. mu am solo lool. xam nga daay. ñaari ci jamono yi bu nu bàyyee ba taw bi taxaw ba mbopp mi tàmbali di wow maanaam ñax mi. bu tàmbalee di fen di bay wow noonu daanaka mooy bu noor bi di dugg rek. foofu nag ñaar day ànd ak mbooya mi day am mbooya mooy ngelaw. genre harmattan lay doon. ngelaw li day xaw waaw mooy ngelaw loolu xaw a tàng tuuti. waaw nga xam ne buy ñëw day mel day jàpp sa lexi nii. waaw na harmattan période bi lay am. waaw merci jamono yi voilà. léegi nag loolu mooy yokku. daay gi mais dañoo war a xool lan moo koy waral. daay ay tomb yu baree bari moo koy sabab bokk na ci. tàngoor bu bëri mën na indi kii. lakk waaw mais dafa am lu ko dafay am il faut mu am lu daje loolu bu dee Europe mën naa nekk. xam nga climat bi ni muy demee. xam nga Europe moom bu tàngeet yenn tàng yi. comme ñoom sedd lañ gën a ñeme. li déclenché feu bi day gaaw. fii nag mën nga am 45 degré te dara du tàkk. ok mais am na ci jamono yoo xam ne yii boo daal yore xam nga buy. bu woo waaw buy. waaw buy benn bi ñuy def jus waaw léegi nag buy boobu nag am xott gi waaw am na noo koy booleeg benn xottu gattax mooy benn tige dugub yooyu. waaw boo ko xoosee rek mu tàkk. bu yàggee nit comme jamonoy préhistoire nañ doon xoosee xeer yi noonu ba kii bi ñëw mën nga ko def ak nga ne xottu buy. waaw xottu buy nii rek ak benn bantu gattax waaw boo ko def nii ba mu tàng pendant 10 fois day jékki-jékki rek def fa léegi nag ñii pëtam gerte gi ñiy lakk gerte yi mën nañoo lakk gerte lekk ko xale yi ba noppi nag dem bàyyi fa gël bi mooy fi doom bi nekk te sawara wi gëmm te fayul nga xam ne am ay quelques braises noonu léegi nag ngelaw li mën na koo fëkk mu dugg ci mbooy gi taal ko kuy tox cigarette itam cigarette mën nga tox cigarette nekk ci oto bi daw nga jékki-jékki rek sànni ko noonu waaw mu dugg ci mbooy gi waaw dëgg la léegi nag bu dugg cigarette boobu tànk fayul bu ko ngelaw li ëffee day alawte ko ñax mi rek sawara wi tàkk ak ñiy wut lem ñi wut lem tamit dañuy soxla feu. waaw pour mën a kii nu ñu leen di woowee sax. yamba yi mën a génn. abey waaw léegi nag yamba yooyu nag. boo yoree ñax gi nga sëqu ñax nga yore boobu. taal ko nag di ko di ko dugal ci garab gi wala ci lëm bi mooy genre trou bi nekk ci garab gi noonu. léegi nag loolu day déclencher day dàq yamb yi. léegi nag yamb yi bu ñuy naaw bu ñuy ak fër jooju. day yóbbaale ay quelques ferñeent safara yi. yooyu nag mën naa wadd ci suuf tàkk te doo ko yëg. dëgg la waaw wala ñu yore jur gi di sàmm tamit. waaw mën nañu jékki-jékki taal dara.
wala ñu am lu ñu soxla ci àll bi di ko wut di utiliser safara wala almet bàyyi ko fa mu tàkk. donc autant de choses yoo xam ne mën na indi daay. waaw te bu indee daay dafay jouer ci naka lañ ko waxee agriculture bi. mën na jouer ci agriculture beeg yu bëri écosystème bi voilà boobu la njëkk a yàq parce que buy tàkk. dana reyaale ay gunóor ci suuf. bien sûr dina reyaale ay reptiles. oiseaux yi picc yi dañuy naaw garab yi waroon a taxaw pour mën a jël ngelaw dootu kii. garab yi dañuy xoyamu. picc yi duñ mën a jaar foofu donc day yàq d'abord suuf si. et d'ailleurs matière organique bi nekk ci biir suuf si noonu waroon a baax pour bu taw bi ñëwaatee ak reenu ñax yi mu mën a jugaat. day tàng ba nga xam daf koy yàq da koy détruire. moo tax daay baaxul. loolu baaxul waaw baaxul. yàlla nañ ci yàlla musal en tout cas ñuy bàyyi xel bu baax a baax sunu mbokk yi nekk ci àll bi saa su ne ñoom itam ak lu mu tàng ak lu mu tartar ñu ne ci àll ba yor seen i naka lañ koy waxee yor seen i tool. ay jumtukaay waaw ak jumtukaay yor seen i tool yor seen i sàmm du noonu lañ koy waxee. les animaux seenug jur voilà seenug jur di leen toppatoo na mu waree ngir voilà ñoom daal ñu loolee ñu moom ko ñu mën a xam naka lañ ci jëriñoo en termes de finance n'est-ce pas. mais xam nga daay sax buy tàkk mën ngaa yaakaar ne am nga benn superficie maanaam am nga benn béréb bu yaatu benn pàkk bu yaatu léegi nag pàkk yooyu doon yaatu bay tàkk sax léegi dafa amatul Nicolas. ndax léegi àll boo dem dëkk boo dem léegi àll ba jaay nañ ko ba nga xam ni sàmm yi d'ailleurs amatuñu fu nu mën a yóbbu seen jur gi. loolu lu doy waar la d'ailleurs am na sax benn code pastoral boo xam ne bii gars yi ñu ngi koy bëgg a yóbbu ci taabalu xëy na parlementaire yi wala je sais pas ñoom ñu xool nan lañ koy waxtaanee ba mën a trouver ay solution entre par exemple ñi nga xamee ne ñoo di baykat yi agriculteurs yi nekk ci bay yi ak tamit ñi nga xam ne ñoo di éleveurs yi ndax parfois dafay am ay jàppante yu dox seen diggante ndax kiy sàmm bu demee ba amatul fu mu sàmm il faut mu léeg-léeg jur gi mën a róor mooy nga dugg ci toolu jàmbur su ko defee jàppante am ak yu demee noonu léegi nag il faut que gouvernement bi aussi mu jàppale ñi nga xam ne dañuy sàmm que bu ñu bayee ba noppi mbooy gi mooy foo xam ne fii kenn bayu ko lum comme ranch de Doli par exemple loolu ranch de Doli loolu moo taxoon ñu prévoiroon ko mi ngi ca penku Louga ca kaw pour que nit ñi ak sàmm yi ak jur yi mën a am fu ñu brouter maanaam fu animaux yi mën a lekkee seen. am na solo kon ni ma ko waxee ma bamtuwaat ko sunu mbokk yi nekk ci àll yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ak di leen bàyyi xel bu baax a baax ca noonu ñu nekkee léegi foofu laa bëggoon rebondir pour tourner dem ci leneen muy émigration clandestine bi gis nga fi ñu ci tollu jamono yi dégg nga déclaration yi ci këru diine yi def boobook léegi ñoom itam kilifa yi ñu ngi def déclaration di wax ak gune yi nga xam ne ñu ngi am seen xel ak seen xalaat yëpp ngir dem jëli ay gaal dugg ci géej gi mais dafa mel ni ba léegi mbir yi dalagul ba tey xale yee ngi ne ñoom daal Barça wala Barça. waaw xam nga dama laa waxoon fii benn bis ne la bu sa yaakaar yàkkee ko am nga fitu def lu ne nit bu yaakaaram tasee rek day dem ba day am fitu maanaam dara dootul dis ci kanamam waaye nag fokk it ñu bàyyi xel ne waxtu woo jëlee say jumtukaay say matuwaay ne damay tuxu damay dem ci beneen dëkk ngir gàddaay ngir dem liggéeyi dëkk boobu bala nga faa àgg dana am ku jël ay bagaasam génn ci dëkk ba wuti feneen ndax kenn ku ne da ngay dàq sa wërsëg waaye wërsëg boo toogoon itam mu ñëw waaye nag toog gi du farata ci ki nga xam ne dafa war a yëngal aw yaramam surtout boo nekkee ndaw léegi problème bi wax naa la ne la dafa am ay angles yu bëree bëri yoo xam ni moom lañ ko war a étudier maanaam dafa am ay plusieurs angles sociologiquement parlant boo seetee ci kër yi wax naa la ne la foofu la yëf yi njëkk a tàmbalee Nicolas tey yàlla bu la yàlla nattu sa wërsëg yàlla gàttal ko wala nga am famille boo xam ne bii ñii dañoo aisé ñii aisé wuñu souvent ñii aisé rek la ñuy teg ci kaw te loolu dafa indi ay ak wuute day indi ak ñàkk juboo day indi ak xeebaate am itam koo xam ne kii day nekk ci koñ bi nekk moodu comme ni ko gars yi waxee dem Europe moo xam ak lu mu fa mën a jëfandikoo wala lu mu mën a jaay indi alal ju dul jeex tabax ci sunu kanam yore ay oto su fekkente ni gëmuloo yàlla da nga naan kii lim def su ma ko defee war naa ko mën a am bu ko defee sa yaay jóg dajale ay buyam ak i daqaaram ne léegi sama doom ji naa ko li lijjantil mu jéem a dem ndax indi dem taxul a am toog di taxut a ñàkk loolu nañ fokk ñu bàyyi ko xel dem taxul a am wante toog taxul a ñàkk waaw wante it toog taxul a am de wante dem taxul a ñàkk waaw loolu it mën nañ ko wax waaw ñaar yëpp waaw parce que kenn xamul fu muy tekkee tamit voilà maintenant ci demin bi kañ la ñuy wax xanaa waaw léegi nag bu yooyu yëpp jàllee nag ba pare am koo xam ne kii moom dafay jéem a jaar ci voie normale bi dem wuti ay visa ak yu demee noonu seet nu mu def bu àggee mu jéem a laxasu léeg-léeg sax nga gis Nicolas li ci suñu borom kenn xamul ay mbiram ku laxasaayu fab xaalisam dem ba am visa ba pare dem ba yegg ñu delloosi ko
day am. waaw day am. ñu jàpp la nga kii wala nga def benn infraction bu ndaw. ñu dugalaat la ci avion. nga perte sa billet lépp di kat. ñu tuddee la sans papier. wala bon nangam ak nangam nga ñëw toog fii doo ba tàmbaliwaat. man gis naa ku tukki def fa nangami at amul dara toog fii yàlla dimbali ko mu suqali ko at fii. léegi nag loolu bu kerogee. dafa am ñaar yooyu dawal. bu njëkk bi da nga naan lépp mi ngi ci loxo yàlla waaye naa góorgóorlu. léegi nag góorgóorlu nag dafa am ay façon yu ñu koy defee. góorgóorlu ak risque bokkul. waaw parce que xam nga am na kuy tukki. bu ma nee man tey damay tukki ma ne damay dem jël sama benn 4x4. bu kii daal di jëm essayer dem Mauritanie wala yu demee noonu. wala ma ne damay dem ci bateau bi tel ak nangam Casamance Aline Sitoé Diatta wala nangam ci bateau bi. dem dagg sama ticket jaar ci kaw ndox mi dem. en tout cas ñaar yëpp dem la waaye bi nga jaarale ci yoon moo ëpp suñu borom nag moom. waxul kenn fooy faatoo. ndax kenn ku ne mën ngaa faatu mën na laa dab. nga waaj ko nga ban ko waaj waaye bee moo gën a dal xel. d'accord lii moo ëpp risque. d'accord léegi lii nga wax nii. ñëpp wax nañ ko ba pare. xam nga jombatul kenn. waaye jamono yi nga koy wax ñu ci bëri dafay dugg fii génnee fee moo tax ma jox la exemple kilifa yi nga xam ne def nañu ay communiqué wala wax nañu muy sunu xalif yu baax yi bu ñu demee ci réew ba ñu toll benn niveau boo xam ne même kilifa yi bu ñu waxee sax terewul xale yi la ñu ne ñu jàpp ca. naka la ñu mën a jàngatee maanaam bañ a dégg ndigal. voilà naka la ñu mën a jàngatee loolu man foofu laay waxee parce que li ngay wax nii yëpp ñoom xam nañ ko dégg nañ ko 20 fois. waaw mais xam nga alxuraan yàlla dafa woon yonent bi da ko del fàttali. ndax nag léeg-léeg nit moom yàlla da ko bindee lu nekk ci gannaawam rek fàtte na ko. waaye fokk ngay def yow wax nga ni la répétition elle est pédagogique. ñu jaar ci loolu pour mën a rebondir dikk ci li nga wax nii. mais loolu tàmbalewul ci kilifa diine yi. ci yàlla la tàmbale. yàlla daa yónni ab yonentam na ko waxal gaa yi dégg na ko ñoo lànk. te yonent bi mooy kilifa ñi ngay wax. maanaam dama laa bëgg wax ne la sunu borom àddina doomu aadama ci boppam moo complexe. moo am bu amee volonté ñaare pour def dara. day toll nee naa la bu sa yaakaar tasee dootoo déglu sa conscience bay déglu sëriñ. te ku dégluwul sa bopp doo déglu keneen. parce que yow li la sa bopp jox jàpp nga ne lii rek ci nga mën a jaar pour am solution c'est vrai que li nga wax aussi dëgg la parce que kilifa bu waxee. soo amee kilifa da ngaa war a ànd ca wax jooja. léegi nag buñ demee ba mënatuñoo déglu kilifa yi ñaar am na. waaw mooy jamono ngi soppeeku ci yenn gis-gis yi amul woon. conception yi mi ngi tàmbali changer. monde bi mi ngi essayer di migrer di dem ci beneen réalité. ñu naan mutation merci. mutation boobu di am ci société bi léegi mi ngi jëm ci beneen réalité boo xam ne bi nit ñi. soit dañuy gën a jël conscience gën a jël jox seen intérêt individuel seen intérêt familial. bu leen di gën a pousse ci seen luy gën a baaxal seen dundu kam ñu déglu léegi sëriñ bi. parce que te ndax nag dafa am foo xam ne fii bu ñu fa yeggee. dootul problème mu l'islam. donte l'islam moo peeg lépp. parce que am na fooy toll yàlla daf lay bàyyi ak sa responsabilité. léegi nag ki nga war a dimbali te dimbali wuloo ko. muy état wala muy sëriñ wala muy demee len conseil bi nga koy jox moom dootu ko gis ndax day jàpp ne lu ne kottu moom lu ne joon rek ko koy faj. parce que ñoom jàpp nañ ne comme toog nañ gisuñu dara. ñu dem risqué. am ñu faatu am ñu toogaat duñ gisaat dara boo leen ko xetlee itam duñ la déglu. waaye ñàkk déglu gi moom tàmbaliwul ci loolu. doomu aadama naturellement il est rebelle. l'homme par essence dafa nekk koo xam ne kii parfois day fippu. dafa bëgg di fippu daal di rebelle wu. waaw nit la yàlla mooñe noonu. même en famille yenn saa yi sax sa yaay day wax dara wala sa papa wala sa nijaay. c'est vrai que nga xam ne si ay kilifa lañ. doo leen ñàkkal kersa mais danga naan bon poof. c'est vrai que li sama yaay wax dëgg la. wala li mu wax man nii laa ko gisee. mais parfois da ngay jël sa position boo xam ne bii du ànd ak sa yaay wala sa papa. loolu nit moo mel noonu. waaye nag li gënoon mooy ñu delluwaat ci déggu ndigal mais dañoo perte ay repères parce que on se cherche ba léegi xamaguñu fu ñuy teg suñu tànk. ñàkk a xam fu ñuy teg suñu tànk googu la ak influence yi nga xam ne dafa am ak mutation moo boobu nga wax léegi. nga xam ne mutation léegi dafa am ci société bi. mu mel ne beneen nouvelle génération mooy jógaat. parce que loo daawul dégg léegi yaa ngi koy dégg. da ngay dem ci réseaux sociaux yi gis ñuy saaga ay sëriñ. ay 15 ans 20 ans ci gannaaw. boo daan dégg sëriñ sangam ñëpp danaan teg. léegi da ngay tudd sëriñ bi sax ñu saaga ko. léegi nag ñaar moo am. soit fan waroon a teg suñ tànk pour xam priorité des priorités moom lañ teggi. ndax man bala ma ne sëriñ bi dama naan yàlla ba noppi akub yonentam. léegi bu fekkee dañoo inverser rôle yi. dañuy dem ba seytaane dugg ci kenn dootuñu déglooti.
d'accord moo tax ay seytaane jaxase yëpp. ok voilà ñoo nekk ci pëccëxoo léegi. voilà donc lu ne ñu teg ko ci place am. voilà gis nga mutation boobu day am ci société bi. mais su fekkoonte ne avant mutation bi di am. lenn lu ci nekk nañ ko war a respecter teg nañ ko ca place am bañ a inverser rôle yi. société bi ci lay gën a orienté woo. mais maintenant pourquoi léegi boo tuddee sëriñ diw. am ko dem ci vidéo yi daggal ko saaga. fit woowu mu am c'est parce que dañoo ndox mi fi mu daan jaar. di circuler di dem. moom la ñu fatt ba nga xam ne rôle yëpp inversé nañ ko léegi. la nekkoon kaw léegi nekk na suuf la nekkoon ci suuf nekk na ci kaw jaxasoo am. avec influence yi am ak technologie bi et cetera nit ñi dem ci beneen domaine. Et l'État dans tout ça. Très bien yow nag tey moom laaj boo xam ne moo tënk lépp. ndax damaa wax ba pare nga ne waaw lépp nag. loolu mooy ñu dellu ci yàlla. waaw gis nga bu ñu delloo ci yàlla. danañ am kilifa. danañ dégg ndigal. sëriñ bu waxee daañu ko déglu te kenn du saaga sëriñ. waaye lii nag boo gisee mu am dañoo tegg suñu tànk. fan ko waroon a teg. parce que est-ce que xam nga ni yàlla wax na ci alxuraan ne man. duma tooñ kenn waaye yéenay tooñ seen bopp. c'est-à-dire que comme nee na moom du tooñ kenn mais ñun ñooy tooñ suñu bopp. léegi ñun conséquence suñu comportement yi moom la ñuy dund. c'est-à-dire que résultat maanaam bu ñu defee dara teg ko ci biir société bi dem ba kenn respecté tul mag yi kenn respecté tul xale. mag respecté tul nangam mag kenn ku nekk fa nga nekk nga ne fa. c'est parce que loolu avant muy am na lu ko doon am na lu jiitu woon ca gannaaw. maanaam mu ngi doon fëgg bunt bi waaye dañ ko wuyuwul. par exemple comportement yi nit ñi amatuñu éducation parents yi dañu démissionné. ñu bari yàggatuñ ci école bi ñu doon jàng xam-xam jàngatuñu xam-xam maintenant ket bi léegi ñëpp alal la ñuy wut léegi fàtte nañu lépp àddina bakkan àddina et cetera léegi nag affaire rôle yi renversé wu voilà mais bu ñu delloo ci yàlla. lépp delluwaat à l'ordre. d'accord ma waxaat ko ana état boobu ci lii yëpp. ok beneen question importante xam nga état d'abord par définition mooy man mooy yow mooy keneen waaye am na ñu jiite nag. ñi jiite mooy ñi nga xam ne ñoom la yàlla jox mbir yi mën nañ leen a tudde ulul amr ci jamono bu nekk ña nga xamee ne ñoom la yàlla fab responsabilité yi maanaam masuliyaat yi teg ko ci seen ndodd ñoom ñooy kilifa yi ñoo war a def léegi nag yéenay wax ne booy gouverner da ngay prévoir gouverner c'est prévoir maanaam da ngay prévenir loo xam ne lii xëy na ñëwagul léegi nag kooku koy def yàlla war na ko jox boppu xam-xam bu xam nan la ñuy dëgg gouverner ak mbootaay ga nga xam ne tam moom la àndal waaye su fekkente ne léegi ña lay gouverner ñoo la gën a nasax maanaam peuple bi tey dafa mel ne sax léegi tey jii peuple bi mooy moo gën a nekk nit état bi alors que état bi moo waroon a nekk royuwaay ci wàllu apaiser société bi infrastructure yi ñu gën koo baral ba noppi état bi gën a jege askan wi waxtaan wi communication bañ a dagg léegi nag dafa mel ne sax léegi loola dafa amatul moo tax man la état bi bu fekkente ne état bi dafa gën a nasax société bi pinc moom musiba naaru laay la. loolu moo ma jaaxal parce que bu ñu nekkee ci réew boo xam ne état lu ni mel day am ñu lay wax ay 400 xaw ma ñaata nangam sangam mort ci jeunesse. te yow dès le départ nga gëmloo ñu ne jeunesse mooy li ëpp solo ci yow maanaam da nga ko def ci priorité. bien sûr jeunesse boobu 100 200 300 400 ki nangam sangam. ba barki démb rek waaw keñ netti lii yow nga ñuy defal communiqué naan yaa ngi massawoo yaa ngi nangam sangam ba léegi gisuñu la nga taxaw wax ci lu leer par rapport ak loo ñu mën a proposer comme solution boobee jamono jeunes yi. rassemblé wu ñoom ci seen biir def li ñu naan deuil national organiser ko ci réseaux sociaux yëpp virtuellement ba léegi gisuñu benn kilifa bu taxaw wax ci loolu ba léegi problème baa ngi continuer ba léegi gisuñu autorités yi nga xam ne dañu leen dénk yenn ministères yi wala yenn direction yi ñu jóg ci wax ci te yëngatu ci ba ñu xam ne ñii mbir mi itteel na leen kon bu ñu nekkee ci réew bu mel noonee nga xam ne da nga ne réew boo xam ne état ba moo sala état ba population bi ci wax ñoo ko dafa mel ni ñoo ko gën a am xel. waaw ñoo koy gën a réfléchir daa mel ne léegi ñooy gouverner. waaw léegi dafa mel ni léegi population mooy gouverner. waaw parce que deuil national boobu ñu jaarale woon ci réseaux sociaux yi. ay ndaw ñoo jóg rek def ko. te c'était très suivi. waaw mu def ay milliers et des milliers de voilà. de partage et autres. loolu bu ñu ko doon conclure danaan état bi moo fayir ci mission bi mu waroon a def. maanaam la mu waroon a taxawee kon daf koo taxawewul ndax nag xam nga booy gouverner c'est vrai da ngay prévoir mais da ngay anticiper tamit. d'accord léegi kan mooy wax ak état boobee benn instant tamit. askan wi. waaw léegi askan wi buñ ci mënagul dara gannaaw ñoom dafa am lu ñu leen jagleel askan wi ca ba mu jotee ñu mën a sanctionner léegi gannaaw loolu jotagul kon jamono yii nga xam ne
état bi yëngatuwul kan mooy wax ak moom foofu lay waxee. non parce que xam nga ñaari affaire moo am ci benn société bu fekkente ne lu ñuy wax noot day bëgg a ñëw wala bu fekkente ne réew ma gisatoo fa sa bopp lenn rek moo mën a nekk mooy ñu génn manifester pacifiquement wala ñu def xam parce que loolu genre la ci wàllu communication buy tax yow nga mën a yëglu maanaam mën nañoo génn manifester wane na kët ñoom kët lii naqari na leen suñ koy def nag d'une façon répétitive di wax naan baamtuwaat di manifester xëy na dana tax xëy na bien que état bi yëg na waaye dana tax mu gën a gën a sentir na kët ndaw ñi effectivement mbir mi metti na leen parce que nag wax dëgg yàlla Nicolas kuy waxal yàlla rek war ngaa xam ne mbir mi metti na te tiis na te état bi également nam waroon a taxawee ak nam waroon a jëfe wax dëgg yàlla jëfewu ko ndax des na lu baree bari ndëgëni si waroon nañoo dégg léeg-léeg dégg na gis naa nag ci benn vidéo benn ministre bu dem fekk ay sénégalais yu ñëwoon soxna soosu ñu dénk wàllu njaboot gi mu dem naan leen waaw ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndax mënoon naa gën a ñaaw nangam yow kay bala ngaa wax ne ko kii massa kay nga war a fexe ndeysaan fexe ba mu bañ a demati seet loo teg ci loxoom loo xam ni dana dal xelam waaye ku dem ba am ñu faatu am ñu racc mu ñëw nga koy defal yow kay empêché woon ko ba mu bañ a dem parce que nag man mënu ma nangu ay milliards yi ñuy dugal ci yenn secteurs yi ba noppi bàyyi secteur boobu muy dee ba xale yi di dem man loolu sama xel mënu ko réaliser. nekk ci réew sax boo xam ne nag gone yi dañuy nekk ci chômage la plupart ngay gis gaal yi ñuy jël ngay gis ren yi di ci loru et tout ça ba pare réew boobee saa boo xëyee di dégg ay milliards. en fait contraste boobu sax man moo njëkk a jaaxal. mais c'est paradoxal parce que loolu doo mën a. di dégg ay milliards di gis ay 8-8 kay 4-4 kii ay yu kenn xamul en fait y a un paradoxe incroyable par rapport ak lii société bi réellement di dund. waaw parce que ñun dañoo am ñaari Sénégal dafa am Sénégal goo xam ne gii bala nga koo yëg rek ay tàkkusaan ay timis yooyu am Sénégal goo xam ne gi yaa ngi ko yëg moom tous les jours que jëfee surtout boori matin bi nii ba nit ñi di dem ci marché yi ak yu demee noonu nga xam ne askan wi boo leen di laaj di leen da ngay xam coono yi nga xam ne moom la ñuy jànkonteel su ci ngoonee nag ba nit ñi di wàcc nga gis 4x4 yeeg vite yi nangam ak nangam taranga yi dem mais da ngay toog sax nit ñëw di la yalwaan nga gàntal ko taal télé bi gis kuy batterie xaalis di ko sànni gis nga disparité boobu am ci société bi c'est vrai que mën nañu répondre daal ne bon toutes les sociétés normalement noonu la war a demee parce que am ñu amul ñëpp tolloowuñu évidemment waaw loolu moom mën nañ ko nangu loolu moom ñëpp xam nañ ko waaw mais ñëpp tolloowuñu firiwul ngay seetaan ak neen ba dëgg réer waaw wolof nee na man ngay seetaan ak neen ba dëgg réer te dëgg gi moo waroon a jiitu nekk ci kaw neen gi voilà yàlla ñu yàlla musal te jàppale ñu te yokk ñu sutura n'est-ce pas amiin oustaz ñu dem ci WhatsApp bi bu ngeen bëggee bokk ci bile émission jokkoo ak Nicolas wala Maodo Faye mën ngeen yónnee seen message wala woote ci numéro WhatsApp bile di 77 959 51 53 77 959 51 53. asalaamaaleykum Nicolas maa ngi lay siyaar di siyaar Oustaz Maodo Faye di siyaar waa Sud FM yëpp seen naxam mbaa yéen si jàmm rek waaw Nicolas mu ne dama bëggoon laaj Oustaz Maodo Faye dama ko déggoon benn bis mu ne maanaam liggéeyu ndey mooy ku jéem loo mënul maanaam ku jéem loo xam ne maanaam ñëpp nee nañ du sotti quoi loolu daal dafa ma jaaxal ma bëggoon daal mu indi ma si ay leeral maanaam liggéeyu ndey mooy lan. jërëjëf mbokk mi Oustaz nee na lan mooy liggéeyu ndey. waaw kay dafa déggul wax ja ma waxoon xëy na dafa déggul wolof mais liggéeyu ndey amul ku yàlla jàppale rek a fi am waaw ku yàlla dimbali rek moo am waaye liggéeyu ndey sax booy seet ba seet amul mën na am nag ci benn déggin waaye mën na bañ a am itam ci benn déggin ndax bés bu ne nga dégg ku ne la kii ku yaayam ku baax la te mi ngi ci kaso bi te waaye nag la ko dugal ca kaso ba la ñu war a mën a xool léeg-léeg nga dégg it koo xam ne kii danaan kii yaayam kenn gënu ko nga gis doom ji ci mbedd yi muy 15 kon mbir mi war nañu defaat beneen étude bu gën a xóot ci lan mooy liggéeyu ndey sa yaay mën na liggéey te du nangu maanaam mooy maanaam man nga ko gis ni mu baax ci kër gi bu bëccëgee nga gis ko muy darti di liggéey di togg di jox nit ñi mais xamoo lu muy dund ak borom këram bu guddee attention waaw loolu xam nga loolu lu bët yi muuru la waaw loolu la xalaat xel la waaw beneen coow mën na ci amaat léegi nag problème bi am mooy damaa waxoon fii ne
ku dul risque doo xam sa liggéeyu ndey. loolu waxin la. maanaam bala ngaa xam lu sa yaay baaxee woon globalement. nga xam ni du am benn tricherie day dafa nekk soxna su baax. su yiw su nangoo déggal jëkkëram te nangoo jaamu yàlla ma ne bu juree doom ji mel noonu le ñu teg ko ci siraatal mustaqim xale boobule ak lu yaayam baax su nattul boppam du dem. man tax ma ne boo dul risque doo xam sa liggéeyu ndey. waaw waaye beneen bi ci tegu tamit mooy. kiñ ne ndeyam liggéey na la plupart du temps dañuy jàpp ne rek mooy kiñ jàpp ne yaayam baax na mais sa yaay mën naa baax te doo baax parce que tamit ñaari yar moo am dafa am yar ci foyer bi ci kër gi am yar ci société bi am na koo xam ne kii ñi bokkal kenn du ci tux moom mu judd di tux ci misaal exemple bu gën a banal rek laay joxe noonu am na koo xam ne kii ñam bokkal kenn du ci naan mu dem Europe di naan sàngara loolu da nga ciy jàngee ne kon mbir mi nekkul foofu mbir mi d'abord dafa nekk ci nga am wayjur yu baax ba noppi am jom léegi nag moo tax ma ne la liggéeyu ndey baat bee fi ne waaye ku yàlla jàppale rek a fi ne léegi nag ki yàlla di jàppale day fekk mu nekk ca yoon wa yàlla fekk ko ca yoon woowu lay jàppale ko jàppale gi mu lay jàppale mooy da ngay bi xaddaril kat di tukkatasabul maani maanaam il faut ngay def petit à petit l'oiseau fait son nid ngay dem di góorgóorlu ba ndimbalu yàlla ñëw ak wayjur yu baax ak ñaan loolu nag moo am léegi nan ngay expliquer à chaque fois dañuy faral di gis bon c'est culturel c'est sénégalais sa ndey ko liggéey loolu dama koy faral di dégg ci yenn manifestation yi boo amee benn xew wala nga am lenn loo gagné wala whatever comment expliquer cela sa ndey moo liggéey li xam nga dama laa wax ne la ku yàlla dimbalee fi nekk waaye yaay ju baax am na waaye dañu dul xam finalité bi maanaam liggéeyu ndey wax nga ko léegi ne c'est culturel heureusement bi nga waxee ne c'est culturel maanaam wayjur yu baax alxuraan dafa wax ne maanaam jiwu wu baax mooy jur meññante wu baax bu amee grain yu baax soo ko jiyee bu saxee meññante bi day baax loolu d'accord nañ ci léegi nag baax googu nag bu xale bi ganee àddina ba noppi mbaax gi dañ ko cee war a toftale maanaam nga am wayjur bu baax muy sa papa nga am yaay ju baax muy sa papa nga gane àddina il faut absolument si seen mbaax googu ñu def ko ci xale bi foofu nag parfois mën naa rater léegi nag bu ratee dañ pourtant bu dee loolu da ngay gis ñaar ñu bokk ndey ak baay comme li nga wax léegi lu tax kii am lii te kii amul le te ñoom ñaar ñëpp ñu bokk ndey ak baay kon da ngay jàpp ne kon mbir mi war nañ am na beneen angle bu ñu war a def lecture bi parce que ñoom ñaar ñëpp seen yaay baax na ñoom ñaar ñëpp seen papa baax na ci famille bu baax la ñu bokk jiw bu baax la ñu tamit waaye sunu borom dogal na ne la kee gënta nekk kii jàmbaar waaye lam jox kee joxu ko kee léegi nag kon bu xale bu juddoo rek immédiatement dañoo war a fab li nekk ci wayjur yi toqantal ko ci xale bi ngir mu wéyale ko ak jom loolu nag li koy def mooy yaay ji lay jàppale moo tax ñu ne yaay jee baax sa ndeyee liggéey voilà am na solo ñu dem ci ñaareel bi ci WhatsApp. asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Maodo maa ngi siyaar Nicolas maa ngi siyaar di leen ñaanal yàlla gudd fan ak wér. waaw man dafa amoon benn laaj bu mu bëgg a laaj. nit koo xam ne sa patron ngeen di liggéey mais lu mu la wax rek du dëgg lu mu la wax rek du méngoog jëfam li muy wax bu jëf ji ñëwee du mel na jëf ji daal. te damaa dégg ci sëñ Abdoulaye ndax ku bëgg sëñ Abdoulaye laa waaye damaa dégg ci sëñ Abdoulaye mu ne nit waxi démbam bu méngeeg jëfam kuy jàpp nit jàppal kooku. waaye kii moom ay waxam dafa méngoowut ak jëfam li mu lay wax dara du ci dëgg may laaj nag loolu moom mooy lan daal. jërëjëf mbokk mi ci WhatsApp dégg nga oustaz nee na nga am patron boo xam ne jamais li muy wax day méngoog dëgg noonu nuñ ko mën a jàngatee. day nax ay employé am rek. waaw daf leen di nax maanaam daf leen di ngeen baal ma ci kàddu gi daf leen di fen te loolu li muy jur mooy lam jiite mooy mujj daanu ndax lu ay neen mooy loo xam li du dara boo ko sosee ci ay neen ci yu dul dëgg. tôt ou tard la vérité triomphera. mën nañ laa xeex tey ñu mere la te ëllëg yàlla génnee dëgg gi. moo tax boo jiitee ay nit. dafa am lu la yàlla teg am lu yàlla teg itamit ñi nga jiite. ndax maanaam kenn ku nekk sa rôle da nga ko war a def pleinement ni nga xamee ne noonu la ko sante waaye kilifa dafa war a nekk royuwaay. royuwaay nag bu fekkente ne mooy garab gi te garab gi baaxul kon reen ya dootul mën a baaxati. parce que yow yaa fi nekk. war a mën a lijjanti war a mën a jubbanti. boo demee ba ñi nga xam ne yaa leen jiite woon léegi loo leen waxati dara du ca dëgg. léegi yow yaa ngi dagg branche bi nga xamee ne ci nga toog. yaa ngi koy scier te loolu mën nga jékki-jékki daanu fi suuf beneen bi ci tegu tamit mooy mi ngi kilifa googule mi ngi nuur ci bàkkaar. mi ngi nuur ci bàkkaar mooy mi ngi nuur ci sax mën a yee ngeen baal ma meru yàlla parce que dëkk ci ay fen moom baaxul. li mu wax dëgg la sëñ Abdoulaye Mbacké moom sëñ Touba waxoon na ko nee na nit ki bu la waxee daaw ay wax da ngay tënk wax joojule. boo ngeen gisante waatee ci at ma ca tegu nga jëlaat wax joojule déglu ko soo ko gam-gam lee wax ja di jenn bàyyilaat nee na booy jàpp nit a ngoogu booy bàyyi nit a ngoogu. kon li ngay dégg ci waxi sëñ Abdoulaye ji mooy kooku du nit. c'est ça. doy na war
ñetteel bi ci WhatsApp. allo asalaamaaleykum Maodo Faye maa ngi leen di nuyu di leen ziar Nicolas maa ngi leen di nuyu bu baax man la Djidiack Touré fan Sud FM fidèle auditeur waaw mais Nicolas Maodo Faye yéen ñaar ñëpp lay laaj sama question bi waaw mais lu tax xanaa ñun Sénégal loi yu ñuy voté lu tax duñ ko respecté mais Nicolas ni ngi yëkkati woon nit ñi ci kaw territoire bi mais boo demaatee université mi ngi fees dell équipé waat nañ yoon bi rond-point Colobane la même chose léegi loolu su ñun ñoo am problème wala loolu état bi la loolu kan mooy responsabilité bi laa bëgg xam vraiment dafa ñaaw trop. ndeysaan jërëjëf Djidiack kon oustaz. mais maa ngi yow lañ ko laaj de. dégg nga li mu wax. waaw dañu maa ngi ni ko laaj ñu ñaan ñëpp lañ ko laaj. waaw xam naa mooy embouteillage yi bàyyi ma bàyyi la nga tontu rek. waaw xam nga maanaam embouteillage yi am may rec loo yi ak buuxante yi. da ngay dem ci Liberté 6 ñu déguerpir ñëpp. nga teg fukki fan ak juróom gaa yi ñëwaat taxawaat. léegi problème de suivi la ñu am. maanaam mën nga déguerpir nit ñi. ci Petersen ñu ne fii de léegi féex na boo fi jaaree oto yi yow boo yore sax da nga ñëw rek jàll. nga toog fukki fan ak juróom boo fa jaaree doo mën a dem. lépp pour defaat rek loo embouteillage bi parce que ñiy déguerpir dañuy déguerpir sans volonté. dañ koy def rek pour def ko. mais dañu boo déguerpiree ba pare. da nga fay teg wala nga def fa lu tax ñooñu doot ñu fa mën a ñëwati. parce que tamit ki nga xam ne joxoo ko liggéey joxoo ko dara yërewulul ñaari kawas ak ñaari dal di ko jaay ba noppi yow nga ne ko doo taxaw fii. doo fi taxaw ba noppi joxoo ko dara te fa nga ko jëlee tegoo fa dara mu dellu si waat fa. moo tax man la on a un problème de suivi. mën nañoo def dara waaye topp gën ko war a topp ba matale ko moom la ñu def. kon loolu nag baaxul. waaw loolu nag du nit ñi état bi la. waaw. ok donc na ci état bi li mu war a jóg kon taxaw ci bëri na de oustaz. du jeex. kon ñoom waruñoo tali xuloo ak xeexoo. ak xiiroo ak ngaayoo jamono yi ñu ne. ñoom am nañ ay priorité war nañ cee mën a taxaw te musal ñu ci ay xuloo ki ngaayoo ki waxante. lu ma la waxoon fii keroog. quand on gère des détails on devient forcément détaillant. nga ne quand on gère des détails. on devient un détaillant. oui waaw nañu ko déggee noonu kon ñoom kilifa yooyu di déglu te musal ñu ci détails yi. voilà oustaz maa ngi lay sant bu baax. maa ngi lay gërëm bu baax a baax jërëjëf macha allah. amati mbégte. saa su ne am na ku ma wax ne ma. Nicolas ku baax la waaye nee na li nga daan wax lépp nee na li nga wax démb ko ci gën a rëy moo ko ci gën a neex ma ne ko lu mu wax. mu ne Nicolas nee na boo amul argument da ngay wax rek. quand même waaw nee na xam nga da nga wax lu am solo da nga ne boo amul argument. da ngay attaqué nit ki rek. dëgg la yow bàyyi fa argument bi. waaw nee na loolu neex na ko loolu tax nee na Sénégal dañuy attaqué Nicolas. wala fekk argument yaa ngi nii. waaw te duñu dugg ci argument yi parce que amuñu argument. voilà donc mu ngi noonu. boo amul argument xam nga fooy mujj. saaga ngay mujjee. da ngay saaga yomb na trop yomb na ku ne. yal nañ ci yàlla musal man je ne supporte pas saaga. donc oustaz maa ngi lay bëggee. jërëjëf am mbégte ay at ñu àndandoo. di liggéey ci lile waaw kontaan naa bu baax a baax ci at yi ñu passé ensemble merci beaucoup. voilà jërëjëf ba beneen. n'est-ce pas. jërëjëfati merci beaucoup à tous de nous avoir suivis bonne journée bon appétit dans un instant les infos et puis juste après vous aurez de la musique avec Abdoulaziz Coulibaly li ci des daal di ciy topp ci programme bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant di gërëm sponsor yi ñu gunge woon ci suba ak léegi di leen fàttali la may faral di tëjee saa su ne viser la lune gannaaw gi ma dégtal leen ñaan gi ngeen tàllal loxo yi ku ne mu fekk la fa bismillah ba jëmbi jamono. ci darajay xadiis yonent bi ci darajay salaatul fatih ci darajay malaikatul muqarrabin ci darajay aqtaab yi ci daraja afraad yi ci daraja awliyaa urrahman ci daraja ay ak masaayix yi yàlla may nu jàmm ju mat sëpp may nu dund bu mat sëpp may nu ndox mu mat sëpp may nu teranga bu mat sëpp may nu jàmm ju mat sëpp may nu pàcc yaakaar gu mat sëkk may nu wér gu mat sëkk may nu wérle gu mat sëkk may nu dund gu mat sëkk may nu dundle gu mat sëkk yàlla defal nu ko ndax yomb na yàlla jigéen ñi yal na yàlla dalal seen xel yal na yàlla sàmm leen yal na yàlla bindal leen gàllaaju boppam yal na yàlla sàmm doom yi ci seen kanam yal na yàlla umpule leen lu leen di rikki yal na leen ko yàlla umpuleel yal na leen yére yomb yal na leen dund yomb yal na leen dépense yomb yal na leen pas-pas yomb yal na leen jóg dem doxi soxla yomb yàlla bu leen dara gàllankoor yàlla bu leen dara yàqal yàlla bu leen dara ngeleju yàlla bu leen dara def lu leen di naqadi yal na yàlla aar leen mag ñi yal nañ ci yàgg yal na leer ci pénc yal na ñu yàggee leer ci kër yal na ñu yàggee leer ci réew mi
tabarkalla tabarkalla xale yi yu góor yi yal na yàlla ñemeloo leen jamono te taxawu leen lu ñu song yal nañ ko daaneel waaw fu yiwu nekk yal na ko yàlla ommat indi teg ci seen loxo yal na leen jik ku taq ci yéen yàlla bu leen rëccu yàlla bu nu rëccu yàlla bu sag deñ yàlla bu teraanga deñ yàlla bu yiw deñ yal na man gi yokku képp ku am soxla biir yaa ko xam yal na ko yàlla faj